بسم الله الرحمن الرحيم. bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayyidil awwalina wa sayyidil axirina xaatimu nabiyuna wa imaamul mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di tàmbali rek di leen ñaan ngeen nangul ma jébbal leen nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo diggante jullit ak moroomam asalaamu aleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu boroom xam-xam yu tedd yi fi teew yépp commencé ko ci imam ratib yi, ulamaaw yi, président de fédération yi, président de daayira yi, di ci toftal nag suñu dignitaire yu tedd yi toog te bu ñu fi nekkoon di leen lim du sotti, xanaa dañuy fot nuyoo bi rek teg ko ci loxo seen wasila bu tedd bi, suñu wasila bu tedd bi di Papa Ibrahima Diagne Bachiru, grand serigne de Dakar. bu ko defee moom mu mën ñu ko wasaareel ci mbooleem jaraaf yeeg ndey jiréew yeeg ndey jàmbur yi. ñoom ñooñu ñëpp yal na yàlla dëgëral seen taxawaay, yaakaar yi collectivité Lébu bi am ci ñoom yàlla bu ci cat dugg te yàlla bu yaakaar boobu tas. yàlla ñor di seen fan ñoom ñëpp suñuy dignitaire te mu ànd ak wér. Mouhamadou Lamine nag li mag ñi di wax rek, aw ñay kenn du ko ñaanal yàlla na nga rëy ndax rëy na ba noppi. dañ koy ñaanal rek yàlla guddal fanam dëgëral taxawaayam. yàlla dafa dogal nag moom keroog délégation bi ñëwoon kër ga doon ma yëgal bés bu tedd bi, wax naa ko seen kanam, mu di Aadama ak Ismaïla yi ko gunge woon. nee naa leen imam Mouhamadou Lamine yàlla moo ma booleeg moom, ndax dafa am valeur yu bari yu ñu partagé. duma am mukk émission télé wala leneen te émission bi jeexul te woowuma wax ma xalaatam, ndax nit ku dëggu la. nee na ma kàddu sàngam ba nga wax ànd naa ci, waaye lële ànduma ci. ma ne ko li la lislaam bëgg. bu ko defee nag mu daal di ma xelal ma jëfee ko, bu beneen jataay bu mel noonu amee ma mën ko jariñoo. kon nag am àndandoo bu mel noonu dafa neex, ndax Lébu dañ ko yar ci bëgg dëgg. kon bu la yàlla boole koo xam ne dëgg rek ko itteel, da ngay sawar di ànd ak moom, ndax raayante ginnaaw bokk na ci li yàq àndandoo. waaw, ndax day jur ñàkk di waxante dëgg. kon nag tur yi nga am nu mu tuddati mérité nga ko. defe naa al amin mooy ki ñu wóolu. waaw, kon nag Mouhamadul Amin yàlla nañ la yàgg wóolu. yow itam nuyoo bi mënumaa tudd waa groupe Duha yépp, dama koy yëkkati teg ko sa loxo nga mën ko wasaare ci say responsable yépp, di la yóbbante ci ñoom nag, parce que gis naa titre foncier yi ñu fi doon joxe suba ba tey ci barke suratul Ixlaas. man itam ma def ni grand signe Dakar rek, dama ñëwoon kon taataan si di am njort ne malaaka yërmande yay séddale titre foncier Jannatul Firdaws di am yaakaar ne ñun itam ñu bañ ñu fàtte. kon nag liñ fi jàng yépp te askan wi war na xam ne du lu tàmbali tey, ñoom dañ ko tàmbali ci biir koor gi. looloo waral ñu daal di am lu ëpp 5 millions ci suratul Ixlaas ak 16000 ak lu topp suratul Yaasin. kon tey xatmu bi la rek, clôture bi la, waaye liggéey bu gaa yi tàmbali woon ca koor ga la. voilà, loolu sax bokk na ci li tax imam Al Amin Diagne sàkku woon pour ma teew, ndax xatmu dafa am solo. mu tombe nag suñu ay mbokki jullit am nattu, muy waa Palestine. mu fekkoon ma nag man nekk ci ay itte, ndax xëy na yëg ngeen ko, dañu am jàkkaarloo bu ñu war jàkkaarloo ak ndey mbi léegi di ambassade Israël ginnaaw suba talaata ci fukki fan ak juróom-ñett bu ko yàlla dogale. dañ fay déposer benn lettre de protestation comme niñ ko defoon le 23 octobre bii passé, ginnaaw bi président France Emmanuel Macron
yëkkati kàddu yi ñàkkee teggin gàllo ko ci suñu yaakaar ñun ñëpp di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon dañu defoon benn dépôt de lettre de protestation foofu ci ambassade France média yëpp ñëw ñu télévisé ko ba ñu génnee ci audience ba ak ambassadeur bi ci la lancé appel ne leen tey le 26 octobre te gàmmu gi c'est le 29 kon diggante 26 ak 29 dara xaju fi kon lii ñu def tey ci ambassade France ñaxtu nëgandiku rek la tubaab di ko wax réaction à chaud kon ñu ngi jox jullit yëpp rendez-vous après gàmmu gi ñu def mbooloo bu rëy ndéem lii ñu def Seydina Mohamed naxare nañu wala déet ndax di ko caricature di ko ñaawal ndax caricature nañ fi suñu benn wasila keroog mbedd mi kenn xaju fi te jëmm ju tedd jii nga xam ne koo yaakaar Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne koo fa yaakaar Seydina Mohamed la yaakaar waaw ma ne kon nag su boobaa may ñu kenn ngant na ñëpp a ñëw waaye ak yàlla def na sutura gis ngeen place de l'Obélisque dajale nañ fa mbooloo boo xam ne parti politique yi fa mës a meeting yëpp mësuñu am sax xaaj bi te du ndamu Jamra nag ndomu 125 organisations islamiques yi ci lëkkaloo woon ak ñun ñëpp la lu mel noonu nag moo dikkaat sànq laa déglu France 24 ñu ngi ci 160 bakken yu rot ci song gu metti yi naaru yowuti di def suñu mbokku julliti foofu te ci 160 yi fanweer yeeg juróom ay tuut tànk lañ ñun ñëpp gis nañ ko télévision ñu di leen faat ci anam gu ñaaw a ñaaw ràññeewuñu xale personne âgée jigéen bu ëmb jàpp ñu leen daal comme ay nit ñun ñëpp ci teg bët moo tax baax na ci kàddu yi gàtt ñu fàttali ne li dal suñu mbokku palestiniens yi du dara dul li dal suñu mbokku lébu yi yàgg di laaye biir ak di tatagal gan boole ci nag rafet njot bu jéggi dayo loolu rekk a leen dal moo tax ñu ñàkk seen suuf jarul sax ñuy déparé depuis bi suñu borom yónnee yonent Yàlla Moussa pour que mu dem revendiquer ji ci Firawna ndax ñu mën a libérer naari yawuti le peuple d'Israël jarul ñuy dem ba foofu foofu sori na nañ jël ci ba guerre ba jeexee deuxième guerre mondiale bi 1947 Nations Unies moo jóg ne war nañu voler au secours des rescapés du génocide hitlérien mu di naaru juif yi nee na mënuñu leen seetaan ndax Hitler nappaaje na leen ñii mu dugal leen chambre à gaz ñii mu lakk leen ba dañu tasaaroo amuñu dëkk ay SDF lañu kon nag ñun Nations Unies nañu fexe nu ñu leen utalee suuf ci la Nations Unies daal di proposer à la communauté internationale benn plan de partage de la Palestine nga xam ne dafay am état arabe am état juif sauf Jérusalem Jérusalem rek la ñuy wax ni comme que dañ ko surnommé la ville 3 fois sainte dañ ko war a jox un statut spécial kenn bañ ka moom parce que naka jekk boo demee ci partie est bi fa la Saint-Sépulcre nekk suñu mbokku catholique yee ko moom boo demee ca partie est bi tam fa la le mur de la lamentation nekk diine yawut yee ko moom alors boo demee nag sa partie est bi ba tey fa la masjid al aqsa nekk mu di le 3e lieu saint de l'islam kon kenn moomul Jérusalem Nations Unies ne nañ ko placer sous mandat international en attendant négociation palestinienne arabe aboutir pour une solution à 2 États loolu lu nit ñi war a xam la kon chef d'État américain yi fi jaar yépp ci loolu la ñu tënku en attendant négociation yi di wéy depuis sommet Camp David en 79 ba ci les accords de Oslo en 84 ñépp ci loolu la ñu tënku Jérusalem kenn moomu ko arabes yi moomuñu ko juifs yi moomuñu ko en attendant négociation yi jeex ñu d'accord ci benn plan de répartition à 2 États waaye nag sóoraale wu ñu woon Donald Trump ñëw dal di ne comme que dama defoon benn promesse de campagne à mon électorat américain juif waxoon naa leen ne danaa leen delloo Jérusalem kon foog ma jëfee ko en 2017 mu jëfee ko xëy ci benn ndigal bu mu amul Nations Unies daa di jël Jérusalem may ko Israël mel ni lu mu moom
Israël non seulement dafa annexé Jérusalem daf ko def capitale mu am dëkk yu bari yu mer ba daal di toxal seen ambassade ba nekkoon Jérusalem yóbbu ko Tel Aviv pour wane ne ànduñu ci loolu mooy xolu fitna wi naka nit ñi xam Jérusalem la Amérique jox comme cadeau Israël annexé ko def ko capitale te moomuñu ko parce que masjid al-Aqsa mu nga fa te masjid al-Aqsa li ci suñu borom wax ci suratul Isra lu kawe la lu màgg la suñu juróomi julli yi ñuy bàkkoo Seydina Mohamed foofu la taxaw ca xeer wa daal di mihraj dem négocier ko parce que juróom fukki julli la woon mu ne suñu borom lii su ma waxeet attanu ko histoire bu gudd la di négocier ba suñu borom wàññi ko wàcce ko mu nekk juróomi waxtu kooku mooy le deuxième pilier de l'islam foofu lañ ko amee ñu daal di tëral ne nag c'est le troisième lieu saint de l'islam ginnaaw masjid al haram muy juma màkk bi masjid al nabawi fii Seydina Mohamed tëdd ca Medinatul Munawwara ñetteelu lieu saint de l'islam di masjid al aqsa kon nag bu dul affaire rey yu ñaaw yi ñuy rey palestiniens yi benn jullit waroo nangu naari yowuti di ko annexé di ko def capitale alors ci gàttal kon loolu moo waral bi ay wi jolle ñun ñu ne comme que le poste de vice-président du comité al aqsa depuis 1989 Jamra lañ ko dénkoon Abdou Latif moo ko yoroon amuñu droit ne yàcc di xaar loo xam ne xamuñu fu mu jëm te Sénégal yëkkatiwul kàddoom alors ñu daal di may noppa état bi xaritu grand sëriñ yi Pape Ibrahima Diagne ñoom ñu daal di génn benn communiqué le 12 ñun d'accord ñu ci communiqué bi président ki grand sëriñ Dakar na nga ko wax Macky Sall communiqué bi dafa nooy xam nga dafa nooy ndax Sénégal dafa am ndam lu rëy dans le conflit israélo-palestinien mooy le premier chef de l'État du Sénégal Léopold Sédar Senghor moom la ñu jëkk a dénk la présidence du comité des sages mu ànd ak président Ahidjo ñuy seeti Golda Meir premier ministre Israël ba woon ba ñu commencé nangu di retirer wu des territoires occupés Sénégal moo jiite woon kii boobu comité des sages boobu communiqué bi dafa nooy parce que deuxièmement Sénégal dafa amaat beneen cër Yasser Arafat biñ ko diaboliser dans le monde entier kenn ñemewu ko recevoir parce que ku ko recevoir Israël coupé ses relations ak moom Sénégal moo jëkk a recevoir Yasser Arafat visite officielle en 1977 Sénégal amaat beneen ndam bi ñu toogee ba ne OLP amuñu représentation diplomatique en Afrique Sénégal moo jëkk a ubbi représentation diplomatique pour l'OLP ñu représenté yu Palestine ba président Macky Sall mii am na ci ndombal tànk yi honoré Sénégal ci wàllu Palestine actuellement le président Macky Sall est le président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien kon bu Sénégal dajale ñeenti sañ-sañ yooyu yëpp président Macky Sall waroon na am fulla gu day ni woo l'ambassadeur d'Israël en consultation daal di ko jox une lettre de protestation ferme nekk nañu arrêté massacre bi rey bi ëpp na moo tax nag communiqué bi état bi génn ñun ànduñu ci moo tax nag talaata incha allah dans l'ordre et dans la discipline dinañu dem ambassade d'Israël déposer lettre de protestation comme ni ñu ko defoon bi Macron ñàkkee te gën ñi mi def suñu génnee ci audience boobu ak ambassade Israël dinaa def déclaration à la presse pour joxe bés te ajjuma lañ ko bëgg a def waaye waxtu bi la ñu amagul accord avec le préfet ajjuma ñu daje place de l'Obélisque jullit yëpp génn wax seen naqar ci suñu mbokk jullit yi ñuy boom comme ay jinax sous le silence complice de la communauté internationale kon nag ci ndigalu imam Mouhamadou Lamine Diagne loolu la ma ñaanoon ma ñëw délivrer ko comme message kon nag na ngeen may nopp suñuy communiqué ñu ngi waaj a joxe bés bi am na ba noppi ajjuma fii ci Obélix jullit yëpp daje fa wax seen nakar ba pare exiger l'arrêt des bombardements parce que ba léegi ñu ngi bombardé te presse occidentale bi yëpp bi nga xam ne nii day traditionnellement dañu nekkoon des médias favorables aux thèses sionistes ñoom ñëpp reconnaître nañu ne que conflit israélo-palestinien bu durer 70 ans c'est parce que ba léegi Israël ngi occupé de manière illégale la Cisjordanie Gaza ak Jérusalem Est bi masjid al-Aqsa nekk wax ji loolu la tant que Israël retiré wul ci gox yooyu la mais arabes yi duñ ko nangu parce que seen suufu maam la
mooy li dal Grand Serigne dafa yaatal doxandéem yépp ñu jël Tëngéej jël nañu Mbaaw léegi ñu ngi ci diggu xolu Dakar lébu yi amatuñ fi dara lébu yi dañuy dem ba nekk ay des étrangers chez eux loolu moo dal palestiniens yi kon nag bu boobaa bu ñu demee foofa place de l'Obélisque la sa des danañ ko wax dinañ fexe ba presse étrangère bi fekk ko am nañu accord France 24 Algérie Presse Service agence Une Nouvelle ñoo ñëpp dinañ ñëw dañu bëgg a message bi génn bitim réew ñu xam ne ndekete yoo Sénégal bii bàkkoo ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak juróom jullit nañ Sénégal bii bàkku ci màggal yeeg gàmmu yi di fëgg seen dënn naan innamal mu'minuuna ikhwa jullit ay mbokk lañ alors ndekete Sénégal jëfee na ko mooy rassemblement bi tey nekk na mbooloo boo xam ne foo ko natt rek weesu na ko kon nag ñu ngi leen di jéggalu ci kàddu yi waaye ci kaw ndigal rek moom la ma Mouhamed Lamine waxoon ma yëkkati fii yi bii message parce que xam naa après dana ma yeewi sax ndax dañu am réunion dañuy préparer mobilisation bi pour marche bi ñu war a def waaye balaa marche bi wax naa leen ko dañuy déposer mardi lettre de protestation waxuñu kenn nga ñëw nag parce que kooku c'est une démarche diplomatique rek laajul mbooloo sinon état day dal suñu kaw naan da ngeen def un rassemblement non autorisé waaye fi ñu leen di séentu mooy Obélisque voilà bu ñu jotee l'autorisation préfectorale dinañ ko fësal ci réseaux sociaux yi su boobaa na ku nekk ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah